asalaamaaleykum mbokk internet yi ñu yéen ñi safoo seen chaîne bi di KS TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen dalalaat encore une fois seen chaîne KS TV tey nag ñu am benn invité ba nga xamante ni macha allah duñ ko présenté waaye dañ koy bàyyi moom mu daal di présenté boppam mu ngi nekk coordonnateur yokkute gox bi waaye tamit nekk membre fële ca siège bi ñu naan FRAPP fële ca FRAPP mbokk yi kon dama koy dalal mu daal di nuyu suñu mbokk internet yi. sëñ bi ñu ngi lay dalal. waaw asalaamaaleykum mbokki internet yi ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen jaar comme ni nga ko waxee Sophia Talla Kairé la nekk membre FRAPP nekk aussi membre collectif ñoo lànk ñoo bañ aar li ñu bokk nekk le coordinateur du mouvement yokkute gox bi ñu ngi leen di nuyu di am mbégte ci dalal bi ngeen ñu dalal. macha allah mbokk internet yi kon mu ngi noonu Talla Kairé ñu koy dalal fii ci KS TV mu nekk membre kon coordonnateur kon yokkute gox bi ci loolu lay commencé Talla sama émission question bi foofu laa koy dooree mu nekk yokkute gox bi foofu laa bëggoon xam rek loolu ban mouvement la en fait. waa yokkute gox bi mouvement la bu nga xamante ni dafa nekk ci commune Kër Samba Kane li tax ñu tëral ko mooy dafa am ay jeunes yu engagé ñu gis ni notre commune. Kër Samba Kane depuis l'arrivée du maire Khalil Ibrahima Fall dafa nekk commune bu nga xamante ni suñu àq ak suñu yelleef dafa naax saay foofu mu nekk commune bu nga xamante ni amul benn avancée depuis l'arrivée du maire depuis boobu aussi mu ne ñu am des scandales sordides ñu ni nag pour régler loolu il faut que la jeunesse Kër Samba dafa soxla jeunesse bu nga xamante ni moo war a taxaw nag pour xeex loolu noonu ñu nekk nag ci ay villages yu nga xamante ni amuñu représentativité au niveau de la mairie ñun naka la ñuy def pour am représentativité au niveau de la mairie ñu ne ñi fi nekk kat taxaw di leen wax dëgg ñoru leen waaye lan mooy tax ñu yëngatu mooy mbooloo ñu ni kon nañu boole suñu doole ñun jeunesse yi nga xamante ni ñoo fi nekk pour suudewu teg suñu mouvement taxaw xeex nag suñu ak suñu yelleef pour développer suñu gox. mu ngi noonu dañoo suudewu daal di teg seen mouvement comme ni ko KS TV di waxee rek la jeunesse autrement ñoom tamit jeunes yi teg nañu mouvement ba nga xamante ni xeexal dëkk boobu xeexal waa gox bi moo leen tax a créer lii di mouvement bi yàggul dara mën naa ni bërki démb ñu gis leen ngeen def benn conférence de presse fële ca siège FRAPP ak ki nga xamante ni moo di Guy Marius Sagna ñu gis jafe-jafe yi nga xamante ni waa village bi yéen a ngi koy dund jafe-jafe yooyu naka la demee ma bëggoon nga dellusiwaat si. waaw ma la ci remercier di ci remercier seen présence ci conférence de presse boobu di la wax ni conférence de presse boobu li ko wund mooy ki nga xamante ni moom laa doon wax léegi mu nekk fara ci suñu commune muy Khalil Ibrahima Fall bu jàgguloo tout récemment y a de cela une semaine dañu jot délibération boo xamante ni ñu ngi ci doon topp ay at mënuñu ko jot te décentralisation bi ñu koy def dañu wax ni bépp délibération wala acte boo xamante ni maire bi def na ko daf ko war a publier moom du def loolu bi ñu jotee délibération bi ñu am ci ay surprise parce que délibération bi ñu ngi ko validé woon depuis 2015 mu nekk d'une délibération de 1000 hectares junni hectares nag laa wax te dégg nañu ñu ngi dégg ay scandale foncier Ndengler ñaa gis fu nekk ñu ko fay dégg waaye benn matu ci 1000 hectares nag ñun ñu am délibération 1000 hectares bu nga xamante ni yëguñu woon gisuñu tinuñu moo tax nag ñu rencontré woon notre camarade Guy Marius Sagna mu nekk sama secrétaire exécutif ci mouvement bi ñu bokk bi ñu ko rencontré ñu tegal ñoom conférence de presse pour jooy pour siwtaane parce que nag combat bi d'abord dañ koy def xeexu bëy dañ leen di waaw xeexu bay werekaane ngir saabal ñëpp que ni ñii kat ci càcc lañu nekk te dañoo bëgg nag càccum suuf moomu ñu nekk maanaam le banditisme foncier bi nga xamante ni moom la ñu nemmeeku di ko gis la ñu bëgg mu dakk moo tax nag ñu defoon conférence de presse boobu pour wax leen ni leen délibération 1000 hectares boobu ànduñu ci tey ànduñu ci ëllëg te dinañ ko xeex ba keroog ñu ñuy jox suñu suuf projet bi nga xamante ni moom la ko jox nag c'est un projet état la duñu ko nier projet état la mais projet bi bala nga def délibération dafa war a am fu mu jaar dafa am processus yoo xamante ni moom la war a jaar les délibération bi mu koy ñun yëguñu tinuñu
ana commission domaniale bi waroon a def enquête. mais est-ce que amul kenn ci yéen tamit ku mu woo jëm ci wax ak moom ba nga xamante ne avant délibération boobu di am. waaw avant délibération yi doon nañu rencontrer village chef du village mais xam nga ñoom li ñuy def mooy toujours dañuy ñëw ci chef du village yi yow xam nga ni mu demee chef du village bi du xàmmeewul benn hectare ak benn mètre carré suñu ñëwee dañ leen doon wax lii lañ soxla li ñu piqueté woon mi ngi toll woon ci 25 hectares léegi chef du village bi boo ñëwee ni ko dama lay defaral projet boo xamante nii dañ ci yar jën dañ ciy def nangam da ngay yor utiliser ay machine da ngay def nangam ñoom du ñu comprendre loolu mooy volontaire gi ñu nekkee maanaam nax askan bi du ñu wax askan bi dëgg léegi nag bi ñu demee à un moment donné piqué nañu 25 hectares ba commencé terrassement yi mais 25 hectares c'est diamétralement opposé à 1000 hectares à notre grande surprise ñu gis une délibération de 1000 hectares te 25 hectares la ñu piqueté di ca liggéey mais ñu ne nag attention parce que moom dafa bari ay scandale yu foncier yu mu fa dawaloon avant loolu kon moom maire Khalil Ibrahima Fall laay waxal caxatee na suufu kër Samba Kane yëpp moom ciseau la yor rek yor ay tailleur foncier am ànd ak ay adjoint maire am ku ci mel ni Alassane Gora Diop gis naa ko benn sortie mu wax ni bi au moment de la délibération man maa duggoon ci oto bi di ànd di wër suuf noonu lañ koy délibéré maa duggoon ci oto bi romb nañ kër xaali romb càlle romb nangam sama droite noonu la ñuy délibéré suuf parce que jànguñu xamuñu loi moom adjoint maire bi ma lay wax jàngul xamul loi dafa am lu ñuy wax commission domaniale mooy war a nekk ci commune bi ñooy ñiy saytu suuf bi avant ñuy délibérer ñoom ñoo war a dem ci askan bi ni leen dañoo soxla nangam projet bi tamit def état des lieux lii lañ bëgg a def lii lañ bëgg a def lii lañ soxla baykat yi xool ba xam est-ce que loolu lii mën na nekk su fekkente ni lu ñu war a jël la parce que code foncier bi dafa leer Sénégal mais nag lu ñu war a xoolaat la ndax dañ ko dul respecté léegi nag loolu moo tax nag bi loolu lépp amee ñun ñu jóg taxaw ñu leen 1000 hectares yooyu les 25 hectares yi nga xamante ni terrassé nañ ko nekk ca di ko liggéey ña nga ci terrassement bi musuñoo taxaw ni leen arrêté leen terrassement bi musuñoo taxaw ni leen da ngeen di arrêté tey mais dañu leen di wax ni leen 1000 hectares yi ñuy wax di ci alerter état bi ak sous-préfet de Baba Garage le gouverneur du département ak ñëpp ñi nga xamante ne ñooy autorités yi benn centimètre carré bu ñu ko dépassé bëgg a jël suñu suuf li xew Tobène xew feneen ak feneen dina xew au niveau de Kër Samba Kane ñun moom on est engagé. vous êtes engagé li nga xamante ni mooy coowalu suuf ñu nemmeeku ko partout ci Sénégal te di ko ñaawlu bu baax a baax comme ni ko Guy Marius Sagna waxee l'autre jour ci conférence de presse bi li ñuy wax coronavirus waaye jamono ji dañu nekk ci corona suuf titre foncier ñu ba loolu tamit lu doy waar la donc lu état bi war a jug la waaye tamit est-ce que d'après bi ngeen defee seen conférence de presse noonu gis ngeen la nga xamante ni au moins benn changement la wala benn résultat ci affaire wala am ngeen ñi nga xamante ne contacté nañ leen pour ci wax ci affaire yi en fait. effectivement di ci remercier presse bi yëpp ñi ngi jot ay appel di jot ay conversation parce que tout récemment rek jot na appel bu nga xamante ni daf ma bëgg a mettre en rapport avec le directeur national du DAC pour aussi ñu xam projet bi lan moom moo ko und ak lan la ñu soxla ci suuf parce que ñun du ñu mën a bàyyi suñu commune suuf bi ñu bàyyi koog le maire Khalil Ibrahima Fall mu yàq suñu maire parce que moom dafay jógee d'ailleurs sax seen mandat jeex na mais d'ailleurs sax ñun la jeunesse ñu ngi ci dañuy wax à ce que ñu envoyé ñu délégation spéciale li tax loolu mooy ci fenn rek lañ ko teg parce que commune bi ñoru ko depuis ba mu fa nekkee ba léegi ay scandale la dëkk léegi nag ci loolu dinañ rencontrer ñi ñu ci war a rencontrer ñu ngi ci administrativement tamit ñu ngi ci di ko lijjanti li ñu war a siwal nañ ko siwal dañuy xeexu bëy ci kaw xeex nag administrativement ci suuf ñi ngi rencontrer ak les autorités pour lijjanti ko ba mu leer parce que nag tey dafa jot nag maire bi nag mu xam ni te sax dañ koy wax ni ko da nga ñuy abal ci nii wala da nga ñuy abal ci naa parce que Kër Samba Kane ñoru la moom businessman la
donc daal kon moom da ngeen bëgg daal mu tekki ndombal tànk. non daf koy tekki d'ailleurs sax ñoom seen mandat jeex na ba pare te day dégager ci nii wala dégager ci naa loolu moom on n'en doute pas voilà. mu ngi noonu kon mbokk internet yi yéen a ko dégg bu baax a baax waaye yow mi nga xamante ni yaa yor wàllum gox bi maanaam ki nga xamante ni moom la ñu dénk gox bi mu di maire bi foog naa ni lépp la nga xamante ni da nga koy jël ay décision ci gox bi wala loo war a indi ci gox ba la war ngaa sensibiliser dugg ci biir nit ñi dugg ci jeunesse bi waxtaan ak ñoom ba nga xamante ni dañu déggoo ak yow waaye tamit xam la ngay indi njariñ lan la war a jural waa dëkk bi kon loolu lu am solo la ñu ci bàyyi xel bu baax a baax waaye jikki-jikki rek jël sa décision daal di ñëw bëgg a def li ngay def te population bi nga nekkal ànduñu ci foog naa ni loolu dafay jur ay jiixi jaax yi nga xamante ni kenn du xam mujjantal ga fan lay nekk ba tey dañuy continuer ak yow ñu bëggoon xam rek seen xeex bi est-ce que ci loolu kese la yem wala am na leneen la nga xamante ni yéen a ngi koy xeex foofu noonu ci seen dëkk bi. waaw yemul ci wàllum suuf mi suñu dëkk mën naa ni dafa bokk ci dëkk communes yi nga xamante ni ñoo gën a dellu ginnaaw ci Sénégal problème mu yoon. dañ ko am ba nga xamante ni te bu ñu la waxee ni la dañu am ay ressources ñun dañu am ay ressources parce que yaa ngi dégg Ila Touba carrière bi nga xamante ni moom lañ ko liggéeyee pourtant suñ commune la nekk contrat yi nga xamante ni moom la maire bi signé woon tey ak chinois yi nga xamante ni ñoo doon liggéey Ila Touba bi ba léegi gisuñu contrat yi muy utiliser am nañu des ressources vallée de Karkar yaa ngi koy dégg mu nekk vallée nationale ñu nekk ci commune bu nga xamante ni à 2 mètres da ngay gis ndox mu nekk vallée nekk zone bu nga xamante dañ ko war a exploiter pour maraîchage bi pour tey bu ñu bëggoon a am ci Sénégal autosuffisance alimentaire dañ koy exploiter d'ailleurs bi Covid bi commencé def naa ci ay articles pour conseiller à ce que état mu jël ay mesures d'ici 6 mois laa ko waxoon ni ko nga xam ba xam Sénégal dinañu importer wala dañuy exporter alimentaire parce que tey Covid bi dama waxoon ni c'est une relance économique maanaam dañoo war a taxaw seetlu dellu ginnaaw pour occasion la pour ñu génn ci nooteel mën a am alimentation ak leneen am souveraineté monétaire am souveraineté économique d'une manière générale mais nag tey bu ñu dëkkee ci commune bu am yooyu ressource maire bi di ko utiliser bu demee day dem ci maara yi man de suuf laa am état bu ñëw mu ànd ak moom am naa suuf di joxe suñu ay suuf ndax gowaana kon xanaa moom caxatee suuf sa rek la fa nekk kese looloo tax nag ci sa question moo tax tey mouvement bi jóg ni yooyu yëpp muy wàllum ndox ndax bu ma la nee vallée de Karkar suñu dëkk la nekk te ñun mënuñoo am ndox normal kon dina la jaaxal non da lay jaaxal sax kon tey suñu combat yemul ci problème suuf boobu koo xamante yow boo gasee à 2 mètres nga commencé gis ndox te yow mënoo am ndox mu normal effectivement waaye maire bi liggéey tax koo jóg actuellement forage ya fa nekk benn forage boo xamante ni am ay dizaine de villages lay village boobu mooy alimenté yooyu benn forage am na ñaari forage yoo xamante ni ñu ngi ci commune bi mais ancien forage bi ay dizaine de villages moom lay alimenté beneen forage bi te forage yooyu li ci gën a garaaw mooy ñu jox ko Aquatec société bu nga xamante ni ay profitant lañ pour lekk xaalisu askan bi te combat boobu biñ ko commencé man personnellement Aquatec dañu yabal ay agent mu ñëw di indi ay facture yoo xamante ni yii ay 1500 ma ñëw wax ak releveur bi ni ko yow naka ngay ñëwee ci dëkk di relever nga ñëw di relever gis ni facture bi 1200 nga ci gis wala 1500 kon war ngaa wax ni kii lu tax ñu 3 mois ñu relever ko mu nekk 1200 cela revient à dire que ni moom amul ndox léegi lu waroon a nekk sa question mooy nga dem xool naka lay mën a defee pour am ndox mais du ay ñëw relever daal di confisquer toutes les factures de notre village Kairema Pathé defal ko décharge à ce que man maa confisquer factures yi mu nekk lu ñu ñime nag parce que dañoo war a naan équité territoriale bi ñu koy wax mooy méngale gox yi ak gox-goxaat yi kon ndox mi Dakar di naan moom la Kairé war a naan ndox mi Dakar di naan moom la waa Wakinguna war a naan
bu ñu demee à un moment donné ñu demaat ba yàgg ñu indiwaat ay bon de coupure je veux dire que ni fayuñu mais bañu ñu fay bu ñu amee ndox après combat boobu yokkute gox bi porté ko ak yeneen ak yeneen am yeneen mouvement yu nekk au niveau de Kër Samba lu ci mel ni Forum de Kër Samba Kane ñu ngi xeex yu mel noonu kon tey suñu xeex nekkul ni rek problème foncier bi la mais lépp lu nga xamante ni Kër Samba da ko war a am muy wàllum ndox wàllum yoon nga xamante ni bi ñuy waaj élection yi indi nañu seen ay machine dóor yi ñuy def rek commencé travaux yi bañ ko commencé laa ni leen du dëgg pour manipuler askan wi la pour manipuler leen à ce que ñu votel APR ñii mënuñu ak réseau téléphone actuellement nii rek man fu ma demee village xam naa boo leen ma soxlaa nii pour ay interview ay téléphone non problème la pour nga am réseau ci 2020 ak yeneen yooyu ñu war ko xeex moo tax mouvement bi juddu pour xeex yooyu yëpp voilà. moo tax mouvement bi judd pour xeex yooyu yëpp kon village boobu donc li gis ngeen ni ñuy dund ay jafe-jafe la jafe-jafe yi nga xamante ni métti na lool métti na foofu métti yem te lu ñu war a jug la lu ñu war a bàyyi xel la jeunesse bi nañu jug takku te xam bu baax a baax seen réew mën a xeexal seeni dëkkuwaay ba nga xamante ni dinañ am ndam ci lépp waaye ba tey damay ñëw nga xamante ni xeex bi nga xam ni summ ngeen ko est-ce que tamit pacifiquement ngeen ko compter def wala tamit nar ngeen yegg daal ba beneen level parce que bu dara sottiwul. non du ma ni la pacifiquement rek lañ koy def parce que nag Sénégal dañ fi nemmeeku justice à deux vitesses dama koy wax di ko waxaat. léegi nag ñun taxaw nañu actuellement ñi ngi pacifiquement ndax ñi ngi koy werakaane ñi ngi wax ak askan bi di sensibiliser waaye nag ñoom dañuy dem ba yàgg nag ñuy utiliser pouvoir mais bu boobaa it dañuy jàkkaarloog ñoom xëy na nag ñoonu ëpp doole waaye du tee ñun dinañ ci dem daal ba nga xamante nii pour ñu jël ñëw rek fu ngar ñu noonu suñu suuf dinañ ci dem ba mënatuñu lu mu jar dinañ ko def lu mu laaj rek dinañ ko def. est-ce que tey jii yéen ak Guy Marius Sagna dafa am ay stratégie yi nga xamante ni moom ngeen teg pour tamit ci xeex. waaw kuy jàmmaarloo di nga am feuille de route am nañu des stratégies ñun ñi ciy liggéey te bu ñu jëlu solution aussi dinañ gis loolu ñu ngi waajal ay manifestation ak lépp. manifestation nationale au niveau de Kër Samba Kane le maire Khalil Ibrahima Fall na ko waajal wàcc ci Kër Samba ci village bi fekki ji ko ca mairie ba na ko waajal le coordonnateur yokkute gox bi Talla Kéré moo la wax loolu ñi ngi waajal ñi ngi ci kawam na réagir. yéen a ngi waajal yéen a ngi ci kawam kon village ñi nga xamante ne ñooy yeewoo ci village boobu foog naa ni yow mii ni nga waxee ñoom tamit jamono ji loolu la ñuy yëkk ba nga xamante ni jafe-jafe yi ñuy dund sonn nañ ci maar nañ ci de fi mu toll nii sës nañu rek mu jeex rek la ñuy wax doy na loolu la ñuy wax ñu koy ñaawlu bu baax a baax daal na mbir yi daal dara rafetu ci doy na waar waaye xanaa dama lay bàyyi rek nga daal di wax sa dernier mot daal di tàggatoo. waaw di la remercier di remercier activistes yi nekk ci Sénégal yëpp vraiment di ci jiital Guy Marius Sagna ak gilet rouge bi nga xamante ni de passage maa ngi leen di nuyu di leen ziar ñu nekk fa membre bu ñu ci jiitalee rek Serif Gaydo ak Mame Dias Faye xam naa dina yóbbaale ñëpp di remercier aussi ñëpp ñi nga xamante ni ñi ngi nekk actuellement di xeex ci injustice di ñaawlu aussi arrestation avant-hier bu mon camarade Pape Abdoulaye Touré ñi ngi déggante démb rek di ko ñaanal état de santé am gën a avancé incha allah di ñaawlu ak barbare yi nga xamante ni moo ci am vraiment ñi ngi koy ñaawlu ñun les activistes nekkuñu ñoo xamante ni dañu jàpp ngir dañu jël alalu jàmbur. dañu ñu jàpp ngir mais dañuy xeexal suñu réew nekkuñu ñoo xamante ni ñun dañu violent dañu taxaw ni askan bi dañu sonn lii la waaye defaral taxaw leen askan bi ñoo leen jox seen budget liggéeyal leen askan bi waaye di c'est facile
di remercier waa Kër Samba Kane yépp nag di wax ni aussi waa Kayrama Paate maa ngi leen di remercier waa Yokkute Gox bi yépp maa ngi leen di remercier di wax ni nag ñun tey dañu engagé pour suñu commune dem ca kanam te tey dañu engagé ngir fokk xar ci tamit li nga xamante ni moom la suñu maire Khalil Ibrahima Fall téye ci loxoom di ko businessé di pour solder ses comptes te après nag dina rendre compte loolu moom na ko xam donc kon di wax aussi que ni Sénégal tey soxlawuñu ay polémique ay troisième mandat soxlawuñu ay polémique yi loolu moom dama koy adresser directement le président de la République ak son gouvernement ñi muy àndal ñu nekk fii di poser les questions du troisième mandat kenn ku nekk di ci wax troisième mandat ñoruñu na liggéeyal askan bi 2020 bii lañu ko fal 2019 mu commencé liggéeyagut 1 an et demi commencé indi la question du troisième mandat du fi amee troisième mandat loolu moom waxuñu ci li ñu wax kay mooy askan bi nga xamante ñoo nekk ci mbënd mi na def de telle sorte mu génne leen ci mbënd mi li ñu wax mooy scandale foncier yi nga xamante moo am dans l'étendue du territoire sénégalais ñu def de telle sorte audit foncier am ci ñi nga xamante dañoo fokkat ji seen suuf ñu delloo leen seen suuf li ñu wax mooy étudiants yi nga xamante nii étudiants l'année dernière orienté bu leen ba étudiants yi fekk leen fi ñu def de telle sorte que parce que doon naa ko wax ni ci période Covid bi j'entends souvent il faut sauver l'année mais quand est-ce que ñu wax ni il faut sauver l'avenir des jeunes mais sauver l'année il disait sauver l'année parce que loolu moo leen arrangé ndax seen doom yi dañoo war a tukki actuellement mais ñun doom yi baadoole yi lan moo ci suñu place am bak toog effectivement donc kon yooyu mooy les questions fondamentales yoo xamante moom la ñu war a teg ci table bi résoudre ko mais nekkul ay question de troisième mandat ay affaire ngóor naka la ñuy def ba am souveraineté économique souveraineté monétaire yooyu c'est les questions fondamentales loolu daal laa ñu woon dinaa ko ci di comme dernier mot remercier aussi waa Grand Mbao bi ma jógee nga xamante ni surtout madame Faye ak monsieur Guèye yi nga xamante ni depuis que bu ñu ñëwee Dakar ñoo ñuy toppatoo ni comme ni mu waree ñu ngi leen di remercier vraiment di remercier waa Kër Samba Kane waa Kayre Fassel Thialé Kër Xaali dëkk yëpp daal ku lim da ngay jóg ñu ngi leen di remercier mention spéciale waa Kër Samba Kane vraiment gis nañu appel yi ak conseils yi pour prudence beeg yëpp vraiment ñu ngi leen di remercier Sophia ak sa caméraman bu jantal bu réew mi nii ñu ngi leen di remercier bu baax a baax a baax. macha allah ñu ngi lay remercier bu baax a baax yow tamit ci accepter suñu invitation bi ndaxte ku ne xam na ni jamono ji jot yombul rawatina tamit nga jóg déplacé wu ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax di ñaan rek lii ngeen di xeex lii ngeen sumb tamit yàlla may leen ci ndam ba nga xamante ni di ngeen am ndam ci li ngeen di xeex di jaajëfal ñëpp di jaajëfal tamit sama caméraman moom mi nga xamante ni à chaque fois mooy tax lépp yemb ba ñu mën leen koo jox kon ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax te activistes yi comme ni ñu koy waxee rek xeexal askan wi moo leen ñor loolu moo leen tax nekk ci terrain bi di xeex suba ba ngoon kon tamit ñu bàyyi xel ci loolu bu baax a baax waaye état lépp lu muy def war na bàyyi xel ci askan wi ndaxte askan wi ñoom ñoo ko fal kon buy def war na def la nga xamante ni dina askan wi dinañ ci gis seen bopp en fait loolu mooy li am solo loolu mooy li nga xamante ni moo ñor ñëpp di leen jaajëfal bu baax a baax jël njox dig daje rek beneen yoon ak suñu beneen invité incha allah jaa ngeen jëf.